yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA assurance santé famille Werwerle Savon Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fa gaynde boo fa ki doomam medd soriw fa yëral xët mu njëkk l'Observateur ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yu baaxul maanaam ay faux billets moom la ñu jàpp ca Kër Massar sandarma yi di gaay yi Major Abdou Aziz Kandji ñoo ko jàpp ba jàppale ci ñeenti nit yéenekaay bi nañu ci ñaari gaal la ñu fekk faux billets ya gaal gi ñu duy ko ay faux billets 100 euros ba mu fees dell gaal ga ca des ñu duy ko ay faux billets yu 10 000 francs ni gendarmerie bu Kër Massar def ba jàpp gaañi ak fa ñu leen jàppee lépp Alassane Anne bu l'Observateur mi ngi ñu koy nittali ci biir yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëy gàddu faux billets yi di jang-jangee ak moom moo di Les Échos moom it xibaar boobee la xëye ba di ñu wax ne ay faux billets 100 euros yu ñu dajale ba mu mat 419 millions yoo xam ne tey boo ko doon xayma ci xaalisu CFA mi ngi toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti nit yu ñu ca teg loxo ci ñoom bokk ci ki jiite trafic bi am na it mercure bu bari bu ñu fa gis ak benn wata bu ñu fa jàppale jàppal nañu député yi réew mi date bi ñu war a wootee loi bi ñu dëxëñ code électoral bu yees bi la Sénégal nañu waaye ci ponk yi gaañi giitoo mu di point de désaccord yi Macky Sall mi ñu ciy xaar ngir mu tàqale gaañi ba léegi defagu ci dindeegu ci Sud Quotidien mel ne ko naan ñu def ci ba dindi ci moom munu tañak ndax moom rekk di Macky Sall mooy arbitre bu mujj bi war a arbitrer yëf yi rawatina ci lu jëm ci mbirum Karim Wade ak mbirum Khalifa Sall ngir ñu mën a xam ndax dañu leen di delloo seeni droit civique ak seeni droit politique ba ñu mën a yóotu ak pal ak palu ci réew mi journal Sud Quotidien gis ne code électoral bu yees boobee ñu yóbbul député yi ci la ñëpp di bàyyi xel guddi yi ñu toll l'info nañu muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall ba ci Abdoul Mbaye yi nga xam ne am lante gu ñu am lante ak yoon da leen a xañ seeni droit civique ak politique il faut que dañuy tari suuratul xaar wanaa su ko te toog déglu ngir xam ndax dañuy jotaat seeni droit am déet Abdoulaye Ndiaga Sylla ne ñu ci xët mu njëkku yéenekaay bi kel gâchis yëf yi boo koy xool ba ci biir ak yàq gu rëy la ndax ñaari at sënkam ñu nekk ci di waxtaan dàq nañu fi élection locale yi ñaari yoon indi fi ñaari mission te yëf yi fu ñu mujj bettul keneen ku xëy di ci wax ci xët mu njëkku journal L'Info moo di Pape Sarr bu LD Debout nee na dialogue bu Macky Sall bi ay caaxaan la woon ndax na opposition bi jëfandikoo ñu nekk ci opposition bi def leen ay tóobam ritambal leen nit ñi ba am li mu bëggoon maître Abdoulaye Tine ne ñu ci xët mu njëkku Vox Populi dindi gi ñu dindi parrainage gi ci élection locale yi duñu tax a tàccu ak a sar xolle Cheikh Oumar Anne muy wax bay joxar bi baaraamam kanam ngay sël-sëli saxaar mi ngi ci xët mu njëkk Vox Populi xamadeeg fitna yi ñuy dund ci université yi yéenekaay bi nee nañu moo yëkkati dënnub ministre enseignement supérieur bi nee na université fitna xamadeeg réewande amu fa place ku ko fay def baa nga ko fay wax jóge fa ñu jóge ci Vox Populi dem ci La Tribune fekkaat ko fa moom ministre enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne nee na conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dogal yi mu jël jëmee ko ci étudiants yi ñu ne ñoo doon turbale université ba dogal ya lu jaadu la te léegi noonee lay demee ndax taa bi moo sant université yi ñu jël seeni matuwaay ba tax na étudiant bu fi wàccatiw yoon danañu la tegaat ciw yoon ñetteelu vague coronavirus bi mi ngi jël aw yoonam ci Sénégal journal Le Quotidien moo ko bind ba dañu wax ne jàngoro jaa ngi na jasar ci réew mi wàññi nañu ci réew mi démb ñetti téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom benn yu corona ci ñoom ñaari téeméeri ak ñaar fukki ak juróom-ñeent ay cas communautaire lañu bilan démb bi wax na it juróomi nit yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi kaw téef ci Source A ubbil yéenekaay bi mbir mu yéeme ba yegg ci lool moo xew ca Daaru Salaam ga ca Mbàkke ci ay cant yu fa amoon benn waay bu ñu naan Jili Sàll dib elew moom la jàng yi dugg mu jekki-jekk daanu yësi jël paaka jam ko boppam ne daara daanu ñu jagat-jagate yóbbu hôpital Matlaboul Fawzayni mu far fa faatu waa ji def loole di ndeem si yàlla Jili Sàll Source A nee nañu ab elew la bu amoon fukki at ak juróom-ñaar. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA assurance santé famille Werwerle Savon Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent milliards ci koppar yu bon di faux billets ab mercure wata bu nu sisiraale ci ñoom gendarmerie Kër Massar gàntal pexe ñu nasoon rawale koppar bu ñuy dagane juróom ci ñoom nag ñu ngi ñu teg loxo jamono yi ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne xalaat ba mu am ci daan yi nu teg ci kaw yenn ci étudiant ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mooy dañu ko mérité te it état bi sàkku ci université yi ñu jël seeni matuwaay ba bépp fitna ñu daal di ko effacé ci daara yu kawe yi wàllu xibaar bokkoon na ci assemblée nationale ndaje mu joxante seen biir tey ci lu yaatu di séance plénière ngir sëgg ci projet de loi bi jëm ci yeesal yi ñu indi ci anami wote win ci réew mi ci wàllu yoonal muy code électoral bi bokk na ca xeet gu bees gi nuy wotee fale léegi ab maire maanaam
ka ne ca bopp liste ba ngeen tànnal ko seen bopp moom ngeen di wëlbatiku ci seen mairie gox incha allah ci woote yu nu dëgmal bu keroogee janvier 2022. Kër Massar am ko gàntal pexe ñu bëggoon rawale koppar bu baaxul daganul ci wàllu kon faux billet Mercure naka noonu seen yoxo valeur ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay milliards jàpp nañ leen ñooñee bëggoon def pexe mu ni mel. wàllu xibaar bokk na ci it gis-gis bi nga xamante ni ministre bi ñu dénk njàng mu kaw mi Cheikh Oumar Anne am na ko ñeel sanction di daan ñu teg yenn ci étudiants yu Ndakaaru lu nu mérito la ndax état ci boppam moo sàkku ci université yu jël seeni responsabilité ba lu ne ñoxor njaay rek fit na jib ci yooyu daara yu kawe ñu dakkal ko. Assemblée nationale moom tey ci ngoon dinañ fa amal ndaje ci lu ñu yaatal ba ci député di séance plénière waxtaan bi jëm ci examen projet de loi ci wàllu yeesal yu nu indil yoonal gi ñeel wàllum wote di code électoral bu Sénégal ci technique bi Abdou Thiam. ni nu ko waxee ci njëlbeenu xibaar yi Kër Massar gendarmerie ba gàntal pexe ñu doon yëngu ci wàllu faux billets ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci milliards sunu ko xayma fekk nañ ci ñoom wàllu Mercure ab wata naka noonu juróom ci ñoom it teg nañu leen loxo leeral yi ndongu ka gendarmerie bu Kër Massar daal dee tasati nag ab réseau de trafiquants de faux billets de banque lépp nag daal dee tukkee ci ab renseignement bu ñu daal dee exploité loolee may leen nag ñu daal dee teg loxo ci xayma lu yemook 274 milliards de francs CFA ci ay faux billets de banque lépp nag ci bi ñu koy wàññi nag ñu daal di ciy nemmeeku lu yemook 419 millions ci ay coupure billets euro ak tamit 32 millions de francs CFA ci ay faux billets dolli ci it 11 millions de francs CFA ci ay billets noirs major Abdoul Aziz Kandji di commandant bu brigade bu gendarmerie bu Kër Massar naka la yëg nag gilee renseignement la daal dee teg nag ay ndigg sërëx ngir iri nag ñi nga xamante ni ñoo di defkatu ñaawteef yi te fi mu toll nii ci ñoom sax juróom kese lañ ci tegagum loxo ñu fekk tamit ci ñoom lii di Mercure oto ba nu yoroon tamit ñu daal di koy teg loxo perquisition bi nu amal nag ci seen dëkkuwaay daal dee wane mbir mu doy waar mu yéem sax ñi nga xamante ni ñoo demoon amal lu ni mel ndax ci ay waxande la ñu nëbboon nag lii di faux billets yi duy ko nag ba mu fees dell ba fi mu toll nii ñoom ñu ci tegagum loxo nag ñi ngi ci garde à vue ñu leen di toppee nag association de malfaiteurs escroquerie et contrefaçon de billets de banque et de devises gendarmerie nag ci wàllam ba léegi mi ngi wéyle nag li di l'enquêtam Ndonga Ka Kër Massar rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo ñu jàll ba diwaanu Ndar ak tiis wi ñeel ab élève bu ñu daa woowee Mohamed Moustapha Mar nekkoon classe première ci lycée Charles de Gaulle ba ca Ndar démb ci ngoon ci wàllu ko tàggatu ñeel sport gi ca club gym bu cours Henri Louis Guillabert ci xibaar la mujj ñàkk bakkanam ci jamono yoo xamante nag bokkul woon ak waxtu ya ngir seeni cours ak yeneen leeral li Mouhamed Nabi Silla daanaka ci ngoon suuf ci àllarba ji ci la élève bi di Mouhamadou Moustapha Mar nekk ci classe première ci lycée Charles de Gaulle am accident daanu ci ëttub l'école bi moom nag dafa bokkoon ak it naataangoom ci club de gym bu nekk ci collège Henri Louis Guillabert nekk ci biir lycée Charles de Gaulle lii taxoon mu teewoon ci bërëb bi gannaaw ba ñu jeexalee exercice yañ doon def ci bërëb bi gone yi ànd def ndiiraan doon rulaat ci biti ci ay pneu yi ne ci bërëb bi ci la daanoo los bi lemu ñu njort ni damm daf ci am ay simili gannaaw loolu mu ñàkk bakkanam laata sapeur pompier di egsi ci bërëb bi ñoom nag encadreur yi ak yenn ci ay naataangoom ñoo leen woo xamal leen mbir mi tey jii ay seede yu bare jóg ci Mouhamadou Moustapha Mar nekkoon élève boo xam ni doon na teew ci njàng mi am ci taxawaay waaye itam am ci fulla ak fayda yenn ci jàngalekat yi indi seede ci lu nu mel xam le ni nag tiis wi mi ngi am ci àllarba ji ci ngoon ci jamono joo xam ni l'école jàngul RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. jërëjëf Mohamed étudiant université Cheikh Anta Diop ak Ndakaar yi nga xamante nit ñi dañ leen a dàq ña des ñu ajindi leen ab diir ndax wàllu ko ay sanction yu tegu seen kaw ginnaaw fitna ga fa woon loolee ne ay daan ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi jàppul ni mérito wuñu ko lu nu mérito la ca it dañoo fas yéene dakkal fitna gi ci mboolem université yi Sénégal Cheikh Oumar Anne ñu teewlu ko ak Abdou Diouf Diagne. mais gis ngeen ne at yi yëpp dafa am violence bu fay exercer ay étudiants tee nañ fa ci ñu ne ay étudiants yi jàkkaarloo bu ñu da ngay yeewu suba teel di liggéey ñu baare tali bi ne la dañuy laaj bourse alors que fekk ni ñaar fukki étudiants la ñu juróom fukki étudiants mbaa benn étudiant wu benn classe baare lépp alors que université bi yëpp ngi jàng fitna bu métti gouvernement bi jël décision am ne kenn dootul yeewu université bi ñoom ñooy am seen liberté mais liberté bi ci biir université bi la yam kenn dootu ko exercer si tali bi jëlee disposition yu leer kenn dootu ko exercer si tali bi ay étudiants di jàng ak seen i jàngalekat ay étudiants yi nga xam ne dañ doon dem sànni ji xeer ci biti dellu si gis ne mënatuñ loolu ñu ñëw dugg ci saalu classe yi jàpp jàngalekat yi dal seen kaw jaay leen
violence loolu moo am tey wax ci du lan moo dal seen kaw lan lañ leen teg déedéet lan la ñu def ak lu tax ñu def ko ndax war nañ ko def fan lañ ko defee loolu mënuñu ko nangu fi ñuy joxe xam-xam violence waru fa am ñun na gouvernement du Sénégal ñoo laajoon université ñun jël nañu suñuy matuwaay du ñu bàyyi kenn di def violence dootuñu ko bàyyi ñoom tamit nañu jël seeni matuwaay doxal li nga xam ne loolu la ñu war a doxal def nañ ko ñu ngi ciy félicité wu te loolu noonu la war a doxee ci université yëpp li université yi jël ñun ñoo ko laajoon nañu jël nañ ko amuñu dara luñ ciy wax gis nañ ne normal te loolu moom moo war a nekk maintenant étudiants yi am nañu seen association am nañu seen lépp am na ci lu nga xam ne ñun am nañ ci kàttan am na ci lu nga xam ne université ci am kàttan nañ ko xam neexul kenn ñuy dàq étudiant bu doon suñu sago duñu dàq étudiant mais tamit duñu bàyyi université yi di yàqu ci yenn étudiants yi nga xam ne dañuy yeewu def leen neex. Cheikh Oumar Anne jëwriñ ju ñu dénk njàng mu kawe mi dañuy des mbokk yeeg njàng mu kawe moomee ba université El Hadji Ibrahima Niass bu diwaanu Saloum foofee SAES di syndicat autonome jàngalekat yi ci wàllu daara yi kawe yi ñooy ñaawlu nekkinu boobu université ak jafe-jafe bokk na ca ñu ne yorin wu bon sell di ñàkkum professeur ak yeneen di gàllankoor doxin wa ca boobu université SAES fare ca Saloum doon ci janoog taskatu xibaar yi ci teewaayu Ibrahima Diamé Abdou Thiam ñu daal di jeexi Ibrahima Diamé waa SAES université Alaaji Ibrahima Niass ca Kaolack ak nanu gisee daara jaak cooxe gi ci ay jafe-jafe ci wàllu infrastructure d'accueil enseignant yu doyul gouvernance bu bon ak budget bu mëttadi université El Hadji Ibrahima Niass di jànkonteel kon ay jafe-jafe yu dul jeex loolu la waa SAES local daal di diagnostiqué ci daara ju kawe jile ñu ne nag lii mënatul wëy El Hadji Oumar Ndaw moom mooy coordonnateur SAES USN. bi ñu xoolee tey 2020-2021 ñu ngi ci juróomi junni ak juróomi téeméeru ndong ak fanweer ak juróom-ñaari jàngalekat yu ñu recruter boo xoolee budget bi ñu ngi ci 1,7 milliard lu mu yokk presque 100 millions ci effectif boo xam ne passé na jógee na ci benn dem ci ñett loolu nag dama yaakaar ne ku bëgg mbir dox doo doxee nu ni mel ndax budget 1,7 milliard li may faral di wax boo ko joxee école maternelle bu structuré sax mu consommé ko en moins d'un an. ci université bi de ñàkkum enseignant yi jaaxal na lool ñii di professeur u SAES ñu gis ne normes yi xaajuñ ko jot. ndax ñun boo xoolee sunu ratio UNESCO dafa ne un enseignant pour 35 étudiants ñun ñu ngi ci benn jàngalekat téeméer ak juróom fukk mantan loolu sax mooy moyenne bi ndax boo demee ci yenn UFR yi yaa ngi toll ci presque téeméer ak juróom-ñaar fukk wala juróom-ñett. ba tey ci wàllu ñaxtu yi waa SAES USN di ñaawlu ñàkkum transparence ci gestion bi di métti li itam yi nga xamante ne kenn boolewu leen ci. transparence dans l'élaboration du budget dafa war a nekk ci lépp. gouvernance c'est une démarche inclusive ñëpp dañ cee war a am bët di ci teg bët muy leer loolu nag mooy li ñuy ñaxtu en plus gouvernance USN dafa sooxe. ñoom waa SAES di artu nag nguur gi di koy xamal ne yëf yi bu naree continuer ni de université El Hadji Ibrahima Niass moo nar a dugg ci gudd jaar foofu la yee nax saay Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee wàllu météorologie di xam-xam bi ñeel wàllu jaww gi ak tëralin wi ca diwaanu Mbour nag am nañ fa station bu bees ñeent fukk ak juróom-ñetti millions dem ca dina maye ca gox ba ñëpp kuy yëngu ci wàllu napp wàllu tourisme ak mbay mi ñu mën a xam temps beeg jaww jeeg na muy tëddeeg yeneen bu ko weesoo ñaari téeméeri millions nguuru Sénégal génne na ko ngir daal di gën a méngaleeg jamono wàllu météorologie ministre tourisme Aliou Sarr xamle lu ni mel ñu teewlu ko moom ministre Aliou Sarr ak Abdourahmane Diallo. Cette nouvelle station est composée d'une salle d'observation, d'un parc. centre bi nag am na salle d'observation parc bureau chef de bureau ak magasin bi nga xam ni ci la ñuy def yenn bagages yi ndax xam ngeen ci lu jëm ci wàllu météo am na njëriñam moom mooy dinañu fexe ba nga xam ni dañuy xam jaww ji ak xeet gi ni mel lan la war a joxe te xibaar yi nga xam ne tam dinañ ci am dina amal njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum tourisme ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum napp gi ak ci wàllum mbéy mi ndax dinañu xam lan moo war a mën a nekk seeni taxawaay te jamono ji ñu tollu jaww ji ak xeet gi ni mel saa su ne day soppeeku li ni mel sax a tax ñu war a am tamit ay jumtuwaay yi nga xam ni dinañ ci bàyyi xel ba nga xam ni dinañu xam nan la ñuy taxawee ci mbir moomu loolu moo tax nag ñu fas yéene moderniser équipement yi plan boobu boo xoolee jël nañ ci lu toll ak 200 millions yi nga xam ni war nañ ko tas ci région yi maanaam fu centre yi am waaye tamit fexe ba nga xam ni ñu yokkaat yenn jumtuwaay ngir ñu mën a sóoraale li nga xam ni ñëwagul. 100 millions mais également
d'améliorer les outils de prévision météorologique. mu nekkoon jëwriñ ju ñu dénk wàllu tourisme Aliou Sarr naatangoom yore wàllu dem ak dikk ci tali bi di ministre Mansour Faye mu ngi woon moom ca diwaanu Saint-Louis xamle fa mbébét ak nguur gu Sénégal jëm ci méngaleeg jamono mbooloom gaaraas yi ci réew mi muy gare routière yi ñu ngi ko tàmbalee foofu ca Ndar nag ak xew jëmoon ci jox ñi yëngu ci wàllu dem ak dikk fukk ak juróomi bus yu bees ngir remplacer gi ñeel 7 places yi nga xamante ni yu yàgg la woon ñu teewlu ko ministre Mansour Faye ak Mohamed Nabi Silla. waa ci gare routière bi programme bi nga xam ni mooy programme renouvellement parc bi oto yi ñoo xam ni urbain la ñoo xam ni interurbain la ñoo xam ni clando yi commencé na loolu nag dafa am beneen programme boo xam ni da ci war a topp ànd ci muy programme boo xam dañuy beesalaat moderniser les gares routières et ci loolu gare routière Ndar bi ñu nekk Ndar mu nekk dëkk bu rëy parce que commune yi gën a mag ci commune la bokk day ko war a wutal beneen gare routière boo xam ni bu ëpp bii fuuf la mar ko ñett yoon wala ñeenti yoon am maanaam jumtuwaay yëpp yu bëgg gare routière moderne di am loolu nag dinaa ci liggéey ak les acteurs ñu jaaykat yaa ngi ci biir chauffeur yaa ngi ci biir apprenti yaa ngi ci biir régulateur yaa ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir ak coxeur yaa ngi nekk ci biir bu ñu amee gare routière bu mel noonu boo xam ne mucc ayib la yaakaar naa day gën a contribuer développer non seulement dëkk bi waaye dana développer maanaam liggéey bu nekk ci dëkk bi parce que gare routière maanaam lii la boo xam ni day joxe liggéey lii la boo xam ni ndaw yi dañ ci am liggéey te bu ñu liggéeyee ci loolu bu neexee yàlla yaakaar naa ni secteur dana gën a développé. ministre Mansour Faye yore wàllu dem ak dikk ci tali bi infrastructure désenclavement na ko noonu assemblée nationale tey ci ngoon ndaje mu yaa ñeel député yi ci wàllu séance plénière ñuy sëgg ci projet de loi bi jëm ci yeesal yi ñuy indi ci wàllu anami wote win ci réew mi rawatina pexe yenuy wote léegi ab maire leerali pa bés di baax. ñu adopté ko altine ci conseil des ministres projet de loi buy indi ay coppeeku ci code électoral bi assemblée nationale nar na ko examiner ci session extraordinaire buñ ko woo ci alxamis gile mu nar ko door changement yi nga xam ne nii nag ñi ngi koy xaar bi ci gën a ràññeeku di nañuy fale maire ci Sénégal Djibril Niang bokk ci GRADEC. maire bi dootuñu ko tànn rek liste bi ba élection yu pare conseil municipal bi dajewaat pour tànn maire bi léegi maire bi dañ koy tànn directement maanaam ki nga xam ne moo nekk boppu liste majoritaire bi moom la ñuy tànn mooy nekk maire dana donc tey turam mooy nekk ci kaw ak photom. beneen changement boo xam ne nii dina am ci code électoral bi mi ngi laal ci wàllu liste de ville yi nga xam ne nii dañ ko dindi woon ci atum 2014. liste ville boobu dañu ko supprimer woon léegi dañ koy delloo te ñaari liste yu bokkul léegi mooy am day am liste commune bi day wuute ak liste ville bi te bu njëkk ba liste commune bi dafay nekk ci kanam liste ville bi nga wëlbati liste bi mu nekk ci ginnaaw léegi nag boo bëggul voté liste ville bi da ngay yem ci liste commune bi rek léegi dañu séppal dañu xaajaatle ñaari liste. am na itam ay modification yoo xam ne mi ngi soxal ni ñu war a séddalee wàllu liste majoritaire ak liste proportionnelle bi. léegi liste majoritaire dina am ñeent fukki toogu ak juróom waaye liste proportionnelle léegi mooy ëpp ren moom dina am juróom fukki toogu ak juróom 55. waaye nag am na ay acteurs yu bokkoon ci dialogue politique bi nee nañ bari na ay poñ yoo xam ne nii lu am solo la ci processus électoral bi te waxuñ ci dara mu jëm ci wàllu bulletin unique ki organiser élection ci Sénégal wàllu parrainage ci élection législative ak yu présidentielle. sport gi ñu ànd ak Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu football ak Euro 2020 Italie daal dinay xam ka muy dajeel Angleterre lay doon ca final ba Angleterre moom ci boppam bii mooy nekk final bu njëkk boo xam ne mu ngi koy football ca Euro ba mu amee ba léegi muy loo xam ne kon mën na jaaxal ñu bëri waaye noonee la demee ñoom guney Angleterre dañoo daan waa Danemark démb ñaari bal ci benn ñaari équipe yi dañoo témboo woon ku nekk benn nga dugaloon sa kangi morom bi yëf yi jeexee ci prolongation yi kon la Harry Kane dugal benn penalty bu tax ñoom waa Angleterre nu daal di jàll war a dajeek Italie dimanche lay doon ca Wembley. ci wàllu football fii ci réew mi ak dépôt candidature yi nga xam ne jëm na ci wàllu fédération sénégalaise bu football présidence ba xam ngeen ne am na fukk ak ñeent président yu ligue yoo xam ne dañu ne woon ñoom ñoo déposé candidature bu
bu Maître Augustin Senghor. kii di Madi Touré mi nga xam ne moom lay jonganteel ci wàllu woowule nee na moom gisul benn yoon loo xam ne jaroon na ñu def jëf ji ni mel te itam mu ngi woo ñuy fexe rek ba fësal compte yi nga xam ne moo nekk ca fédération sénégalaise bu football su ko defee leeraange am ca yorin wa. Madi Touré la ñuy déglu moo jiite itam génération foot ñu déglu ko ca Kédougou ba mu dooree campagne am ak Ibrahima Diabakhate. damay reetaan sax ngeen baal ma parce que président yi ligue yi du ñu voix autorisée man président ligue yi xamuñu ñaata lay dépensé te occasion la aussi mais xam naa bu ñu si tolloo FIFA dina arbitrer moo tax balaa may continuer damay ñëwaat si ginnaaw wax la ni on a parlé de nouvelle gouvernance suñu mode de scrutin moo baaxul noo munee gis tey président balaay élection président sortant bi am na 28 voix président ligue bi day voté secrétaire général lu ligue bi voté muy 28 voix ñun mii président club bu ñu ñëwee suñu benn voix la ñuy multiplier par 3 loolu yëfu caaxaan la neutre ni ñu ngembee Augustin bu ñu ma ko ngemboon aussi affaire yi day neex parce que dara warul yomba ñëw naa fii gis neen salle bi Mendes joxe na mot d'ordre ne bu kenn ñëw mais ñëpp ñëw nañu donc le président yi ñoom seen bopp ils sont ridicules te 14 présidents yi ñiy wax loolu amul intox la intox bi mooy man li ma jaaxal si mbir bi Augustin si boppam moo neewoon du ma def 4e mandat yow les textes waxul amul limitation de mandat moo tax ma bëgg ko changer mais amal le courage ñooy man candidat la du dëgg parce que on n'a jamais porté la candidature de Augustin auparavant dañu woon ñëw ñu dem élection. ci wàllu basketball mondial U19 Sénégal mu ngi dal nag ci États-Unis ñoom la ñuy am ci wàllu quart de finale yi gannaaw bi nga xam ne qualifié nañu muy combat boo xam ne dina metti lool ci ñoom nag di ab match boo xam ne ajjuma lay doon gannaaw bi nga xam ne daan nañu démb waa Lettonie 57-44 Parfait Adjuvon mooy sélectionneur bu équipe nationale bu U19 basket bu Sénégal ñu déglu ko ak Mor Bassine Niang. ndokkeel équipe adverse bi nga xam ne dëkkam lañ doon jouer mérité woon na victoire comme ñu nuñ ko mérité yàlla ñu la ko tudd ndokkeel sama joueur yi parce que sama joueur yi tey def nañ match jàmbarte bu wër-wër parce que d'abord ñoom dañ doon jouer pour ñoom d'abord surtout pour Ibu parce que démb yaram dawoon na trop Ibu bu muy jógee dafa jooy parce que mu doon bàyyi ba du ci cobareem parce que nit tamit foog ñu comprendre carrière mais nit ñi sigil nañu moom ñaanal nañu tamit parce que tamit xale bi fu mu dem tamit ñun foog ñu ñaanal ko lu mu bëgg draft bu mu bëgg yàlla na ko yàlla sottil daal mu bokk ci premier round ñu def ko mu nekk parce que loolu bu boobaa ndam Sénégal yëpp la parce que surtout fu Ibu jaar yëpp donc ñu ngi koy ñaanal leneen li ci am solo li nekkoon déterminant d'abord il fallait quand même qualification historique man nee naa bon peut-être yàlla tey la ko tudd mais lu naroon am yàgg la parce que Sénégal yàgg nañ amee kii mais yàlla léegi la ko tudd parce que boo xoolee tamit man nee naa ne boo xoolee suñu senior garçon yi dem nañ deuxième tour senior fille dem nañ deuxième tour donc du hasard donc entraîneur ñu ngi liggéey peut-être bii la ko yàlla sotti rek mais ku entraîneur victoire entre ñëpp la qualification entre ñëpp la. programme bi nii la tëddee ci ajjuma ji ci la ñuy basket quart de finale yi États-Unis Sénégal ñu ngi koy xaar su 15h jotee 9h nag la yëf yi di tàmbali ak Canada mi dalal Espagne su 12h jotee France Lituanie lay doon 18h Serbie Argentine waaye 11h30 dina fekk Mali ak Iran nekkal ko ca ngir xëccoog match classement. ci wàllu basket ba léegi ak fii ci réew mi li ñu dippee la belle moo di jonganteb ñetteel bi nga xam ne ñaari équipe yii di Duc ak Saint-Louis basket club doon nañ ko seq ngir xam kan mooy dem ca final ba ci wàllu championnat bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi yëf yi pëcc xool la mujje ñaari gune ñoom ñoo ca amoon yi jafe-jafe daal di fay xeex ba tax ñu dakkal jongante bi gannaaw ga ci lañ ñu ne ba ñu woowaatee gune yi ngir ñu basketaat ñi nga xam ne dañ leen sanctionné ca wàllu SLBC tax na ba ñoom ñu lànk ne duñ ci dellu siwaat ba tax ñoom ñu déclaré leen forfait kon Duc moom moo jàll war a daje ca final ba ak AS Ville de Dakar mu war a doon kon final boo xam ne ñu ngi koy xaarandi mu war a am solo lool ndax waa AS Ville de Dakar dañoo génne woon waa ISEC ba noppi ci wàllu cyclisme lañ koy jeexalee ak Tour du Fleuve guney Mali ñu ngi gën di wane ne ñoom ñoo mën ci wàllu pédale welo ñoom nag ci tour boobule daanaka benn gune goo xam ne moo gën a nekk gune ci ñiy daw foofule di Sidiki Diarra moom moo gagné maillot jaune bi démb 3h10 la def ci wàllu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yoo xam ne Mamadou Diagne bokk na ko dawandook ak ñoom
reportage. mu toll si téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres ñu dawee ko diggante Ndioum ak Agnam ñeenteelu étape bu Tour du Fleuve bi lay nekk étape bi nga xam ne moo gën a gudd te kii di meilleur jeune athlète tournoi bi di Sidiki Diarra bu Mali daal di koy jël ak chrono bu toll si ñetti waxtu fukki simili ak juróom fukk ak juróom-ñetti seconde performance bi lay tax ba kii di champion en titre bu Mali nekk tamit capitaine équipe nationale bi di Yaya Diallo di xam ne ni kontaan na trop si coureur am yi. dañu décidé woon si ndorteel bi ni daañu def lépp li ñu mën ba gagné étape yu bëri lii lépp nag li ko waral mooy préparation bi ñu defoon dafa jaar si yoon kontale amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne jotoon nañ ko jànkoonteel mu nekkoon invité d'honneur si édition bi ñu jàll équipe nationale bu Mauritanie daal di indi toll si juróom-ñaari coureur te kii di seen coach si di Abdourahmane Mamadou Diallo moo leen jiite moom mi le sax mi nga xam ne équipe am bile mi ngi réaliser compétition bi gën a baax si at bile te loolee li ko waral mooy préparation bu jaar si yoon donte la équipe bi am na yenn jafe-jafe. préparation moom ñu ngi doon góorgóorlu bu baax soo gisee tey ñu def li suñu préparation ñu ngi ko doon topp bu baax li leen manqué mooy suñu vélo yi encore mooy loolu. waaw dañu am problème mu vélo. dañu amul ay secours yu doy. donte la ñi ngi amal ñetteelu édition Tour du Fleuve bi waaye organisateurs yi ñoom ñi nga xam ne ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe ngir matal budget bi te loolee li ko waral mooy autorités yi ñoo leen wan ginnaaw Mamadou Diagne si yoonu Tour du Fleuve bi ngir rajo Futurs Médias. jërëjëf Mamadou Diagne fii la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi di leen ñaanal kenn daluk jàmm. jërëjëf Abdou ñu ngi la koy ñaanal yow it ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi wax lu soxal tey ji littérature ak téere bi di inimaginable ki ko bind di Amdy Moustapha Thiam mu ci ñaawlu nag anam ñi nga xamante ne moom la tubaab yi di dugal seen loxo ci moomeelu Afrique muy wax itam ci taxawaayu jigéen yi ci biir société bi Aminata Ba moo ci waxtaan ak moom. jaarale ko ci téere bi ki ko daal di bind di woo réew Afrique yi ñu daal di booloo doon benn Amdy Moustapha Mbaye di ñaawlu wàll itam ni réew yi am doole dugalee seen loxo bu baax ci doxalinu continent bu Afrique. personnage principal bi mu ngi tudd Kassinga King. Kassinga King dafa jug xool situation bi nga xam ne moom la Afrique di dundee ak pays nu ñu mel mu ne kat moom dafay jug pour réunir tous les pays africains def ko benn mu doon benn état bu mag bu taxaw bu am doole. doxalinu ñuy jiite réewu Afrique yi ak ni ñuy seetaane ba ñuy jóge bitim réew di jël lépp lu fi baax nekk gis-gisu ki xaatim bile téere. puissance mondiale yi nootee si ni dëkk yi ba nga xam ne tey jii nii indépendance bi ñu waroon am amuñu ko foog tey jii nii ñu doon benn am beneen paradigme bi nga xam ne tey jii nii moom lañ war a doxee te loolu defe naa jeunesse bi moom moo ko war a incarner pour tey jii nii mu am changement radical. ci bile téere Amdy Moustapha daal di wax itam ci yeneen i fànn. ku yër livre bi rek boo ko liiree ni nga ci gis yi nga xam ne li nga xam ne yu bëri bind nañ ko ci te mu jëm ci continent africain ak ci àdduna bi ni muy doxee léegi ak jamono ji. bindkat bi jàpp ne nag continent Afrique tey ji lépp lu leen grande puissance yi wax loolu la ñuy def ak ndimbalu FMI banque mondiale ba ci yeneen loolu nag tax ba Kassinga daal di mer ba futu di yëglu moom mi nga xamante ni moom mooy personnage principal ci livre bi moom nag mu ne doy na li nga xamante ni da ko jàppee comme injustice. ci wàllu musique nu mu ko dige woon Omar Pène dina présenter taskatu xibaar yi albumam bu bees mu tuddee ko climat mu nara doon kon séance d'écoute ngir découvrir bile production musicale nga xamante ni boole na ci pop waaye itam mbalax